baolinfo.net moo leen di jox ay xibaar yu gaaw te wóor ay journalistes yu xarañ te mën seen liggéey. baolinfo.net, le portail du Baol sur le web. baolinfo.net mën ngeen a abonné sunu chaîne YouTube Baol Info ngir ngeen di man di jot bépp xibaar bu ñu dugal. ak kile di Assane Diop nekk coordonnateur bu PASTEF ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm PASTEF bu Rufisque. waaw Ndeye Comba maa ngi lay nuyu di la sant ci invitation bi. voilà balaa may tàmbali damay nuyu bépp sénégalais. léegi tey jii Ousmane Sonko ainsi de suite gis nañu daal jeunes yi bëri adhéré nañ ci projet bi nga xamante ni moom la amal pour le Sénégal ñu yeewu rek un bon jour rek ñuy tudd ay Ousmane Sonko ci affaire de mœurs benn xale bu jigéen naan Ousmane Sonko daf ko violé daf ko menacé de mort yow en tant que jeune koo xamante ni yaa ngi ci biir PASTEF ban jàngat nga am ci mbir moom. waaw dégg nga boobu da nga may sax. ma xaw a revenir tuuti ci question bi nga wax. maanaam discours bi ak parcours am. parcours Pastef bi mu sosoo ba léegi lépp loo xamante ni day jëmale réew kanam ci acte citoyen Pastef def ci nekk. tout récemment avant ñuy egsi fii. gis ngeen suñu vacances agricoles patriotiques yi. ci mbay mi waaw patriotes yi dem ci corps et âme. gis ngeen fi don de sang yi. dem nañ ba CNTS dafa jekk saay ne nañu arrêté ndax amatuñ fu ñu denc deret. loolu mosoo ko fi gis. loolu moom rafet na surtout ci mbay mi ñoom seen un homme bu wax loolu sénégalais yëpp jug def loolu mu ne bay leen ñëpp def bay génne seen xaalis di ci def te kenn joxu leen dara mu jël otoom di wër tool yi di motiver nit ñi wan sénégalais yi ñun de bu ñu yoree réew mi ci lii lañ bëgg a wéy ndax agriculture moo yorum réew loolu c'est des actes yoo xamante ni kuy sénégalais war nga koo saluer te d'ailleurs sénégalais yëpp saluer nañ loolu loolu nag nga xam ni pouvoir bi moom da ko waroon def te am yaakaar bis bu toogee dana ko jëfee opposition di ko def peut-être que mu metti leen ñu gis ni ay points mu ngi yokku ñu ne kii de jaar nañ ko fu ne mënuñu koo am xaaral ñu jéem par exemple ut loo xamante ni mën nañ ko tegal ay ndëgg sërëx léegi moo tax nga ni ci contexte bii ñu ne pourquoi ñu jekk saa rek tudd Ousmane Sonko ci ay mës dafa bett sénégalais yëpp. yow bett na la. non oui daf ñuy bett xam lu tax parce que ñun dañ jàpp ni loolu. mënul daal Ousmane Sonko. jusqu'à preuve du contraire ñun patriotes yi jàpp nañ ni viol amul foofu te kenn du la firndeel ni viol am na fa. moo tax nous sommes érigés en bouclier taxaw xam ne ñii lii moo leen dese c'est bassesse unique là te ñun loolu duñ ko seetaan te mbir yi mu ngi commencé di leer. ci naka lu leer. ñun ñëpp gis nañu ça défraie la chronique journalistes yi ñu ngi def ay investigation nit ñi di introduire ñuy wax. les principales concernés ñu ngi leen déglu di leen déglu. am na ay PV yu fuité yow dégg nga ko man dégg naa ko keneen ak keneen dégg na ko. comprendre Ousmane Sonko def na déclaration sénégalais yëpp déglu ko. ndax ñëpp loolu lañ doon xaar mu def déclaration nit ñi déglu ko xam ni kii ay waxi nit la wax. yaa ngi dégg pour alerter l'opinion nationale wax ni ñoom bu fekkee ni seen complot bi dañ ci bëgg a wéy ngir jël Ousmane Sonko sànk ko ñun les patriotes du Sénégal les sympathisants de Ousmane Sonko ñi nga xamante ni réew mi développé jaral na leen lu ne. ñi nga xamante ni doyal nañ ci Macky Sall duñu mës a seetaan loolu te wane nañ ko lënd bii nii passé. mais tamit Assane foog ñu taxaw tuuti ngeen jël seen xolu militant bi teg fële ngeen raisonnable un peu bu fekkee Ousmane Sonko dafa jékki-jékki parce que Ousmane Sonko tamit c'est un Sénégalais comme tous les Sénégalais. effectivement ki ko tuumaal c'est une Sénégalaise. ñoom ñëpp dañu am àq ak yelleef ci réew mi. man parfois sax ay casquette président député man yooyu duma ko sóoraal ay DG ministre. doomu aadama Sonko nit la. léegi dañ ko accuser viol. meurtre fii saa su ne ñu yeewu ma naan meurtre sax menace de mort. je rectifie fii saa yu ñu yeewoo ñu ne ab sénégalais jiiñ nañ ko fi viol. ainsi de suite ñu dem régler ko ci tribunaux yi sans problème on en parle tous les jours. Ousmane Sonko tamit nit la comme ñëpp. c'est un sénégalais comme tous les autres sénégalais am na ku ko tuumaal. mais est-ce que moom warul woon. jël responsabilité am au lieu que muy attaquer directement le gouvernement wala muy jël affaire bi lal ko carrément ci politique mu jël processus pour seetal boppam maanaam yoon oo na ko comme ni mu ko waxee mais jël nañ non yoon oo na ko comme ni mu ko waxee député la c'est vrai nañ dindi sama immunité parlementaire waaw ma dem wuyu ji ñu lijjanti mbir mi mu teg ay preuve am jox ay explication am ñu juger tranché mais comment se fait-il moom Ousmane Sonko ci boppam sax leeralam dafa des dafa expliquer ba ci biir
rek mu jël affaire bi rek def ko quelque chose de politique maanaam totalement politique est-ce que moom tamit amul droit leeral sax yeneen sénégalais yi nga xam duñ non est-ce que amul warul leeral mbir mi carrément parce que leeralam dafa des ci conférence de presse bi nga xam ne amal na ko lan moo tax rek mu bëgg a ñëw rek teg ne c'est politique c'est politique c'est politique da ngay déglu ñu da nga posé nga ma question déglu ma expliquer la waaw au début yow yaa Ousmane Sonko nit la comme ñëpp waaw nangul nañ la ko citoyen la comme ñëpp moo tax voilà loolu moo tax mu teg tànkam ci salon de massage boobu comprendre nga parce que day feebar comme ñëpp n'est-ce pas après dinaa si ñëw ak say question benn bi mooy Ousmane Sonko dafa def déclaration claire nette et précis expliquer sénégalais yi lan moo waral mu teg tànkam ci salon de massage boobu yaa ngi dégg wax sénégalais yi ba ñëpp comprendre maintenant Ousmane Sonko c'est un homme politique qui aspire à diriger le pays gis nga dañu ne bu ndóbin reyee sa maam boo gisee lu ñuul daw boo ñëwee fële fekk ay xar ñu rendi leen nga gis leen ñu leen di rendi foo tourné di nga mbee yaa ngi dégg buñ ñëwee gis ni boobu ba léegi Khalifa Sall fexeel nañ ko denc ko ci kaso bi Karim Wade denc nañ ko ci kaso bi te Ousmane Sonko mooy le seul opposant radical di leen oo ci ay débat d'idées ay lan mooy doxal réew mi rapport yi nangam ak nangam mu commenté ne leen nii du nii ne le du naa na justice def liggéeyam justice deful liggéeyam Mamour Diallo ñu accusé 94 milliards ñu tëb fii la xari jaar Sonko nii ak nii ba léegi ñun ñoo saisir def suñuy plainte ñu classé dossier bi sans suite mu ñëw wax lan moo ko indi ci salon boobu wax sénégalais yi mensonge crapuleux loolu gars yi di wax c'est des mensonges crapuleux viol mësu fa am violewul xale bu jigéen bi te li ñuy wax yëpp dara amu ci pare daal ne nag militants yi parce que nous sommes un parti politique bien structuré am na yoo xamante ni duñ ko nangu ay yeneen dëgg sërëx yu ñu daan def ñeneen ñi ñun duñu ko nangu voilà mu ne leen nag maa ngi wax sénégalais yi que l'heure n'est pas ñoo ko déggandoo jaru sax ma si jaaraat l'heure n'est pas au discours di wax ak yooyu il faut rester ferme et mobilisé. mais est-ce que amul problème de mœurs au lieu que Ousmane Sonko jël ay responsabilités mais régler ko ni mu comme ni mu ko war a régler mais muy utiliser ay militants di dox ci xelu sénégalais naan leen c'est politique. waaw ba créer soulèvement yi jot a am mais sénégalais kenn mënul dox seen xel. di dox ci xel maa ngi waaw. Ousmane Sonko avant muy def déclaration. sénégalais ku ci ne da doon wax réseaux sociaux yi ñii di partager fii ñii di fii ñëpp toog rester zen di xaar mu wax. bi mu defee déclaration am na ñoo xamante ni mënuñu sax continuer liñ doon lekk tellement seen yaram dafa summeeku ñu xam ni kii li muy wax waxi nit la. non li tax seen yaram summeeku mooy le fait que Ousmane Sonko dugg ci lieu boobu. ci la ñu bëri ñu ko doon soutenir. am déception sànq nee nga Ousmane Sonko nit la comme ñëpp. waaw yaa ko wax sa début. mais tamit. waaw xaaral ma eggal rek baal ma ñëw. Ousmane Sonko expliqué ne lan moo waral mu teg tànkam ci salon boobu. parce que salon bi am na agrément autant pour moi te dañ ko mettre en rapport ak salon boobu yaa ngi dégg te du benn yoon la fa dem du ñaari yoon pour wax ni moom ragalul lu muy def. mais lu ko teree dem si kinésithérapeute. mais ci kinésithérapeute fa la njëkk di dem. mais pouvoir d'achat am may ko woon muy continuer di def loolu. mu ne 200 000 francs CFA. mais bien sûr mais kuy mayee sa salaire u député kay war nga am xaalis bu doy booy dundee wala bu looy dundalee sa njaboot de tey dañ la laaj question Ousmane Sonko naka lay dundalee njabootam. waaw loolu c'est autre chose. n'est-ce pas. c'est une question pertinente. waaw c'est une question moom sax daf ci war a tontu. les Sénégalais. parce que mënuñ la radier. ce parti politique li koy doxal yëpp da nga naan militants yi cotiser leen. mais Ousmane Sonko da am nga jël sa salaire u député nga ne da nga koy maye. mais Ousmane Sonko am na cabinet. waaw. ñu ko daxee am na cabinet. am na cabinet di liggéey waaw. loolu toog na mais kuy maye sa salaire u député toog na wax ko nit ñi dégg ko. munoo fay sa massage 200 000 francs CFA ci député. bien sûr avec tous les privilèges waaw mën na ne parce que bu fekkee ni yow par exemple saa yoo demee masse 200 000 nit ki li muy génne ak la muy sentir moom moo ko xam yaa ngi dégg. léegi nag ñu recommandé ko foofu mu dem fa bi mu demee daf leen laaj ndax am ngeen agrément ñu génneel ko agrément bi loola waral mu fay dem na fa benn yoon ñaari yoon lépp te dara xewul Ousmane Sonko day génn dem salle musculation mu ngi mel ni bu demoon salle ñu ne warul dem salle mu demoon plage ñu ne warul dem plage mais nit la comme ñëpp tuuma moom buñ la koy teg fu ñu la ko tegee
bu la waree dal daf lay dal. xam nga lu tax ñu lay poser question bi Ousmane Sonko bi muy dem ci salon boobu ñam fay fekk maa ngi ñoom a yam duñ ay kinésithérapeute jànguñ massage amuñ ci technique amuñ ci dara. non dama la bëgg non ay kii lañ rek ay soins dama la bëgg a wax ni. léegi la muy dem ut ci salon de massage boobu mu am ñaari soxna xanaa moom ay soxnaam munuñ ko masser au lieu que muy fréquenter ay salon de beauté. soxna si waaw xaar ma expliquer la. waxu professionnel la ñuy wax. n'est-ce pas. exactement. salon bi dafa am agrément état moo leen jox agrément. mais salon de beauté la maanaam dañu am massage rek ci biir. xaar ma expliquer la rek dañ leen jox agrément wan leen ni mën ngeen a def lii. mais duñ ay professionnel mais duñ ay professionnel ci wàllu massage. ça il faut le souligner. mais am nañ agrément. agrément wu la mën nañ def loolu. agrément wu ubbi salon de beauté. mais amuñ luy wane ne dañu qualifié pour di masser ñu feebar comme Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko feebar bu mu expliqué c'est sérieux c'est pas n'importe qui sax moo ko war a masser dafa war a dem ci ay professionnel. dama ne la ci ay moom lu mu expliqué moo ko dal. ce n'est pas sérieux bu fekkee nag dem na ba mënul fay 200 000 francs wala xaw ma nu mu ko waxee entre guillemets yaakaar naa ne type de massage ba mu doon wuti ci salon boobu mën na ko am këram. non këram si lu raisonnable si ay soxnaam. mais lan moo tax. waaw moom ñu recommandé ko foofu ki ko recommandé c'est un professionnel moo dem ba xam ni moom lii nii mënatu ay ko mënatu koo fay mu recommandé ko foofu mu dem laaj agrément ñu génneel ko ko. non yow Assane duñ d'accord dama ne la ñooñu dañu am agrément. pour ubbi salon de beauté mais professionnel buy masser lu tax ñu naan massage professionnel amul foofu ku koy def. non en tout cas kiñ koy tuumaal aji xawma aji saar bu ban fan la jàngee massage. non xaar ma expliquer la. voilà nga soo ñëwee ci lii. waaw mu am agrément mu ngi mel ni fii nga ñëw fi Rewmi FM. dafa am agrément pour ubbi nekk rajo. suñ ñëwee yow lañ fi fekk tey jii yow mën nga jekki saay nga dem keneen ñëw toog di ma interview. mais dañ jàpp ni yéen seen kii bi am na agrément moo waral ñu fi teg suñu tànk foofu bu amuloon agrément Ousmane Sonko du fa dem loolu laa la bëgg a expliquer. li nga wax yëpp d'accord naa ko mais amul professionnel de massage ay kinésithérapeute yu nekk foofu pour mën a masser Ousmane Sonko. te foofu tamit le coût n'est pas très kii. comme ni ñu ko xalaatee. waaw mais si le coût n'est pas très conséquent. et que moom loolu la attan mu permettre ko mu fay masser plus de 6 mois yàgg na. pouvoir d'achat moo ko permettre muy ñëw foofu mais dafay continuer parce que loolu la attan. ce qu'il a dit te tey loolu moo ko yóbbee lii est-ce que yéen am ngeen courage yéen ñi koy soutenir. dans tous les combats courage ne ko carrément yow suñu leader waroo fréquenter parce que d'une part Sonko sénégalais comme yeneen sénégalais yëpp d'autre part Sonko dafa am casquette député d'autre part Sonko dafa am profilu principal opposant mais parce que actuellement bu ñu nee kan moo mën a daane le président Sall ku ñu njëkk a xalaat mooy Sonko moom la ñuy gën a sóoraale donc casquette bu mu am c'est un casquette spéciale ku mel noonu ak fu nga toll nga jël 3e ci dernière élection présidentielle est-ce que war nga mën a fréquenter ces types de salon te salon yooyu Assane si dëkk bi nga nekk xam nga étiquette bi nga xamante ni moom la ñuy coller maanaam pour deram rek xool pour deram mu fay dugg rek ñuy gis Ousmane Sonko di fa dugg rek mën na ko yàqal dara moo ko andil li est-ce que yéen am ngeen courage yu taxaw ne ko vraiment waroo woon dugg ci salon de beauté bi. non dama la bëgg a wax ni waaw Ousmane Sonko bi mu defee déclaration li mu wax sénégalais ñëpp dégg nañ ko. ñëpp dégg nañ ko waaw mu ngi mel ni nga ni Ousmane Sonko warul dugg ci salle musculation bi mu ngi mel ni nga ni Ousmane Sonko warul dugg ci restaurant bi wala Ousmane Sonko warul dugg nangam wala warul mun dugg fële Ousmane Sonko sénégalais la comme ñëpp. fépp lay dugg. dama la bëgg a wax ni sénégalais la comme ñëpp. citoyen la dafa am viam n'est-ce pas man foofu laa mën a yem. dafa mel ni tey nga ne parce que am na loo xam ni c'est moral maanaam booy ut dara ci réew am na lu bari da nga koy sóoraale. dëgg la am na benn fooy toll day fa nga daan dugg doo fa mën a dugg. loolu dëgg la Ousmane Sonko am na lieu yu mu daan fréquenter même su fekkee bëgg na fa continuer dem sax casquette am mayetu ko ak li mu bëgg ci réew mi non. à un moment donné. nekkul ni Ousmane Sonko nekkatul fu ko neex la war a dugg. comprendre naa li nga non est-ce que xam nga li fi may waxee expliquer la. Ousmane Sonko. waaw am na lieu yoo xamante ni moom personne am du fa dugg. am na fu muy dugg ak fu mu dul dugg yow mi am nga loolu laa la waaw fi mu dul dugg nag man mii Ndeye Coumba man sax ma xam ne du ma kànd du ma dara man am na lieu yoo xam ne xam nga yow yaa jàpp ni warul dugg salon massage mais moom jàppul type de salon de massage waaw léegi moom expliqué na lan moo waral mu dugg ci salon boobu ak lan moo waral mu dem fa parce que demu fa woon fa mu newoon mënul fayati loolu ñoo ko recommandé foofu
comprendre nga. mais am na ay comme budul salon de massage ak ay yeneen lieux yoo xamante ni Ousmane Sonko loolu moom ñëpp mën nañ ko comprendre du fu ne lay dugg yow mii sax du fu ne ngay dugg. waaw comprendre nga. exactement fooy dugg dafa am lu ko waral. fa mu dugg nag la ko waral moom wax na ko te ñun dégg nañ loolu. yéen loolu ngeen jàpp. loolu lañ jàpp te am na ñu ne sax si hôpitaux yi am na ay kinésithérapeute ay séance mën nga fay 5000 10 000 donc Ousmane Sonko li muy wax foofu ça ne tient pas debout. loolu ñoom la. waaw ñun lim ñu wax ñun dégg nañ ko. kinésithérapeute yi c'est pas trop cher comme moom ni mu ko waxee. ñun lim ñu wax. yéen daal lu leen Sonko wax rek loolu ngeen jàpp. du ngeen gëstu ba xam li mu wax. yenu na maanaa wala yenuwul maanaa. bu waxee noonu waaw nous ne sommes pas des fanatiques ba lu mu wax rek ñu daw ñu topp ko. Ousmane Sonko ñi nga xamante ni ñoo ñëw di adhérer Pastef mais am na ñoo xamante ni topp nañ ko ay 2-3 ans door a adhéré ci moom nit toog na radical naan non seen leader bi nii ak nii ak nii mais day def ba à un moment donné mu ñëw adhéré. parce que day xam ni kii li ñuy wax tant boo toogee ak moom di nga xam ne li ñuy wax ci moom amul. comprendre nga bu fekkee ni koo xamante ni dafa wax dëgg duut baaraam fi dëgg bi ne nga ni il est arrogant dafa fekk yow xamoo lan mooy dëgg. comprendre nga. mais tey jii li ma la mën a firndeel mooy quoi que les Sénégalais disent la courbe va crescendo tuuma yee nii rek waxuma la dara mais adhésion militant yi vente carte de membre yi ça explose bu guddi bi Ousmane Sonko di def déclaration. wallahi azim ak café bi ma naan bi may ñëw sama téléphone mënutuma répondre carte de membre laa bëgg te du man du keneen ak keneen moo lay wan ni nit ñi dofuñu. waaye su ngeen si jógee di ngeen defaraat seen entourage leader mu xam fu muy dugg ak fu mu dul dugg. waaw dama la bëgg a wax nii. fu muy teg tànkam fu mu dul teg tànkam. dama la bëgg a wax nii. waaw ku ndobin rey sa maam. boo gisee lu ñuul daw. 2024 ñëw na ñëwagul boobu ba léegi ñu ngi nekk ci benn constance comprendre nga chaque jour nguur gi ñu ngi si suñuy tànk yaa ngi dégg kon ñun lépp lu ñuy def dañuy wëy di ko xool yaa ngi may dégg. tuuma nag suy ñëw ak complot xam nga liñ naan un crime n'est jamais parfait pexe moom pexe la rek fu ne lañ koy lalee waaye la ngay lal na fekk ba na set wala mu nekk dëgg te sénégalais yi avant même dossier bi di avancer ñëpp xam nañ ni Ousmane Sonko dañ ko doon tuumaal loolu lañ ci wax. gëm ngeen ni lii Sonko dina ci génn set ci wecc. li ma la mën a wax mooy. bu fekkee ni am na justice bu tax ñu naan justice jël wàllu politique teg ko fële. déglu procès yi nga xamante ni procès verbal yi nga xamante ni jóg na. député yi par exemple ñoom waroon nañu mën a jël dossier d'enquête bi étudier ko avant ñuy jëm ci seen commission ad hoc boobu mais defuñu ko article bi may na leen loolu lettre saisine bi rek lañ jël bëgg a convoquer li ñuy convoquer te article bi may na leen ñu jël dossier bi xool charge yi nga xamante ni teg nañ ko Ousmane Sonko. est-ce que jar na ko wala jaru ko. si may na leen ko ba est-ce que jar na ko démb gis nga fi ay journalistes de la place say collègues. li ñu wax ci dossier bi ci certificat médical bi ci yooyu cité ay nit ba ki jël si xale bi. cité ci ay liens xaar ma expliquer la rek ba ma eggal cité ci ay liens de parenté xam nga yooyu pour opinion bi la nit ñi ñëpp di xool te li ma la bëgg a waxaat mooy ñoom am nañ prérogative jël kii boobu dossier d'enquête boobu étudier ko xool ndax fii jar nañuy lever immunité am wala jar nañu koy lever mais ils n'ont pas fait cela ils ont préféré aller dans autre chose donc ñoom mën nañu jàpp ni seen responsabilité sera engagée te li ma la mën a wax lenn mooy Ndeye Comba ñun duñu accepter loolu foog mu leer toujours maa ngi koy wax maanaam du ngeen accepter ñu éliminer Ousmane Sonko. du question ay discours de va-t-en-guerre wala nangam keroog li xew la 8 patriotes yëpp dañoo génn dem buntu këram parce que dañ jàppoon dañuy ñëw pour jël si ko ñu taxaw fa semuñu la bordel defuñu dara man fa la ma fekk policiers yi ñëw ne dañuy constater demaat ñu jekki saa ñu dóor ñu lacrymogène nga xam ñaari koñ lañ taxaw sequñu dóor ñu ay lacrymogène ñu riposté jàmmaarloo ak ñoom ñu tasul bi ñëw ba kër Ousmane Sonko tiim ñu man maa nga foo woon di ñu dóori bal blanc ay lacrymogène lépp ci biir kër gi jigéen ñi ñëpp ne fa kenn xamul fooy jaar mais loolu du yoon mais tamit Ousmane Sonko seen njiit moo taxaw ci conférence de presse am ni mu ko waxee mooy député la du ma wuyu ji nañu lever sama immunité parlementaire waaw déglu ma nañu lever
sama immunité parlementaire ñoom suñ ko bëggee mën nañ ko def taf parce que ñoom ñoo am majorité. ma dem wuy ji suñ ko lever tay ci suba. 9h 10h ma dem wuy ji. déjà lu fa police di def. mais déjà loolu c'est quelque chose pour. Sonko mais da nga may wax lan la fa police di def pour Sonko mën a seetal boppam. léegi lan la fa police di def waaw taxawal premièrement pour Sonko mën a seetal boppam kon léegi naka ngeen di condamner député yooyu te député yi la ñuy def Sonko moom ne nañ lever immunité am. pour moom mu mën a jàkkaarloog yoon seetal deram ni député yi. waaw premier point. procédure bi am na luñ ci commencé bàyyi. non te mu war leen loolu laa la wax war leen. Ndeye Comba li may wax leer na. dama ni bu fekkee ni yow yor nga xam nga règlement intérieur assemblée nationale xam article yi lu ñu wax. xam nga ni député yi. am na loo xamante ni bàyyi nañ ko di wéy di dem. d'accord loolu laa la wax mais levée bi ngeen di wax ay ñu ngi livrer Sonko loolu Sonko moo ko bëgg pour seetal deram. waaw dama ni moo ko demandé ci conférence de presse bien bi. sûr. Deuxièmement seen leader di oote insurrection. mu comme li ma la wax sànq. maanaam nit ki am nga problème fii chaque jour benn sénégalais am problème ak justice dem ñu lijjanti ko Sonko sénégalais la comme sénégalais yëpp. léegi yow wax ma insurrection bi nan la ko ootee. moom tuumaal nañ ko. kenn waxul def na wala deful dañ ko tuumaal c'est un accusé léegi nañ lever immunité parlementaire mu dem uy ji mais lan mooy insurrection bi muy wax muy instrument appel à l'insurrection wax ma nan la defee appel à l'insurrection mais parce que nee na jóg leen yëngatu parce que sama kaw lañ jëm c'est l'état c'est Macky Sall et puis dafa citer directement Macky Sall mel ni Macky Sall moo ko boole xale bu jigéen wala Macky Sall moo ko yóbbu ci salon de massage bi ainsi de suite xam nga woote soulèvement militant yi nañ jóg yëngatu yéen tamit ngeen def même chose dañu jóg yëngatu mais li mu wax ci conférence de presse bi il faut ndey kon li ngeen doon def buntu këram la xaaral ma expliquer rek il faut qu'on soit conséquent n'est-ce pas ñun xam nañ Sénégal li muy doxee n'est-ce pas dañu ne dafa lamboo mbelaanu kiiraay député la kenn mënu koo convoquer noonu parce que section de ñoom ñoo ko convoqué te xam nañ ni député kenn du ko convoqué lu tax ñu ñëw rek convoqué ko noonu te dañu war a lever mbelaanu kiiraayam mu wax ni nag du ma wuy ji parce que dafa am loo xamante ni dañ ma ko solal ñëpp d'accord comprendre nga léegi nag c'est une personnalité politique loolu dañ koy nangu ñu gis li fi ca xaw mu ne nag militants yi fi mu nekk nii l'heure n'est pas d'écrire l'heure n'est pas newul ci ay réseaux sociaux yi rester mobilisé waaw est-ce que rester mobilisé mooy appel à la résurrection bu fekkee appel à la résurrection bi ngay wax Macky Sall moom moo ko njëkk a def en 2011 yéen ñëpp gis ngeen ko demal ci page am. non instant bi xaaral ma expliquer dama lay wax rek non dama lay wax du. instant bi ñu ngi ci 2021 dama lay expliquer xaaral ma ñëw dama la bëgg a wax defuñu ko. te bu dee appel à résurrection Macky Sall am na phrase bu mu waxoon 2011 ne le combat l'affrontement sera inévitable le combat se fera dans la rue ba pare daal ne c'est à l'armée d'être à côté du peuple. loolu wax jooju lan moo ko gën a rëy. mais est-ce que contexte yi benn la. contexte yi lan la Macky Sall bu 2011 lan la woon. yow kay làkk laaj. yow journaliste. yow yaa cité Macky Sall 2011. wax la mu wax lan la woon yow kay waxal ci ban contexte la ko waxee man kay du ma ko wax. boobu opposant la woon. wax waaw ma ne ci ban contexte la ko waxee. parce que ñu ngi doon jëm ci ay élection. waaw Ablaye Wade mais fii jëmuñ ci élection di moo tax ma laaj la ci ban contexte xaaral mais jëmuñ ci élection. non mais contexte su 2011. ak contexte bi ce n'est pas la même chose. ba xaaral ma wax la appel à résurrection moom. yow boo génnoon fii léegi ne ñëw leen ñu taal nañ leen nangam ak nangam nañ leen sànni ji xeer nañ leen def nangam ak nangam appel à résurrection la amul contexte fii amul contexte faa li ma la bëgg a wax. mooy mais moom la Sonko def déedéet xaaral ma expliquer la. te ngeen ak la mu ko dafa woote loolu. suba sa ngeen xëy taxaw buntu këram. taal dëkk bi yëpp non lan moo waral ñu taal dëkk bi. taal dëkk bi di taal ay oto jàmbur di semer la terreur. lan moo waral loolu c'est-à-dire da ngay ñëw ci fee. lan moo waral loolu. journalistes yëpp ña nga fa woon je ne veux pas citer des organes de presse. ñu bëri ña nga fa woon. ñun ña nga fa takk suñu masque rester mobilisé parce que jàppoon nañ ni dañuy ñëw pour jéem a jël Ousmane Sonko. te boobu teguñu ko ci yoon. bu fekkee dañ ñëw def loolu teguñu ko ci yoon ñun li ñu war dinañ ko def mais ñu taxaw policiers yi ñëw constaté demaat ñu dem ba ay coups de 10 heures 11 heures lacrymogène ñëw mais aussi fi ñun Sénégal lañ nekk koo fi dóor lacrymogène mu riposté ñu dóor ñu ay lacrymogène ñu jàmmaarloo ak ñoom. bi fil bi demee ñëpp dem après. maanaam fitna bi daal takku der yee ko indi mais du yéen. ñoom ñoo ko indi kay boo laajee presse bi ñu ne la fitna yi takku der yi ñoo ko indi parce que ñun fi ñu taxaw demuñu ñu fekk ji leen dañu ñëw encercler ñu ñii ne fële ñii ne fële
ñun ñu nekk fi ñu nekk taxaw fa ne suñ jàmm. yéen lan ngeen doon wuti kër Ousmane Sonko. déglu ma dañu ne dañ ko convoqué. te levé gu ñu. immunité am ñu dem ñu taxaw fa ñu resté mobilisé parce que dañu gis ne loolu du yoon. moo tax ñu dem ñu taxaw fa. maanaam tey buñ bëggoon police nee na moom ñëwul pour jël ci Ousmane Sonko. loolu leeruñu woon. ñoom loolu lañ wax. léegi ñoom suñ ñëwoon pour jël Ousmane Sonko dem yéen da ngeen di riposter. bu boobaa waaw bien sûr. loolu moom dama koy wax mais yéen nekkoo leen si yoon. newuñ si ñan ñoo ne ci yoon kon léegi. mais yéen tamit nekkoo leen si yoon léegi wax ma ndax ñoom ñoo ne parce que yéen waroo leen defal seen bopp. vous n'avez pas le droit di teg seen i ñoom aussi ils n'ont pas le droit de venir le cueillir. amoo leen si benn droit. ñoom aussi amuñu si benn droit. yoon mayu leen loolu. te ñoom il faut qu'on soit conséquent. mais ñoom nee nañ jël si wuñ Sonko. loolu léegi lu tax ñu dóor ñu lacrymogène. ñoom la tax ñu taxaw fa ñoo ko xam. voilà mu ngi noonu. waaw mais nous jéemuñu enfreindre dara dañ ñu fekk dóor ñu ay lacrymogène ñun ña fa newoon ñëpp muy presse beeg ñëpp ñoom ñoo njëkk a jéggi yoon. mais en tant que patriote. parce que seen tur rafet na macha allah patriote ku bëgg sa réew fonk sa réew. bëgg say symbole réew fonk ay institutions tout ça c'est dans le patriotisme. comment se fait-il ay patriote di lakk ay oto jàmbur di saccager ay bus di def du n'importe quoi ci Ousmane Sonko dugg na ci salon de massage bi violé ainsi de suite. comment se fait-il ay patriote di yàq ay yëfi jàmbur. non c'est-à-dire. waaw boobu tamit ça pose problème. xaaral ma wax la rek. waaw nous ne réclamons pas le monopole du patriotisme mais nous assumons notre patriotisme. On vous appelle des patriotes. Profondément. waaw comprendre nga. waa affaire u patriote da ngay xool li xew biñ doom commencé door ba heure bii. da ngay xool li xew biñ nekkee ci Pastef ba léegi. actes citoyens yi ñuy def ay dons de sang ay vacances agricoles di jàppale nit ñi mbënd bi lu ñu am ñu yóbbu loolu yëpp c'est des actes patriotiques n'est-ce pas. loolu foog ñu ciy wax lan moo waral biñ ñëwee ba fii nee naa la ñun tëbuñu sànni ay xeer def naka sudul noonu. dañ ñu kobos. ak policiers yi mais lu tax ngeen di toj ay bus lu tax ngeen di lakk ay oto jàmbur. déglu ma expliquer la. mais buñ nee lakk oto jàmbur jëmul si ñun kese policiers yi bu ñu dóor ñoom lacrymogène yi ñuy dóor dafay def ay conséquences comme ñun xeer yi ñuy sànni def ay conséquences mais tim nañ kër Ousmane Sonko dóor fa bal ci fenêtre yi dóor lacrymogène def ay dégâts. loolu lépp bu ngeen fa demul woon loolu du am. ñoom buñ tiirewul woon loolu du am. mais yéen su ngeen demul woon loolu du am. ñoom buñ tiirewul woon loolu du am. waaw au moment où ñu taxaw foofu. boo demee consulat bu Paris. sénégalais yi ña nga fa di naqarul li nga xamante ni moo xew. te ñan ñoo gën ñooñu xam nañ état de droit. ña nga fa taxaw gën ñu ëpp mobilisation. policiers yi dañ leen encadré bal tàkkul lacrymogène jugul dara jugul lan moo tax mu am fii nii. Baolinfo.net moo leen di jox ay xibaar yu gaaw te wóor ay journalistes yu xarañ te mën seen liggéey Baolinfo.net le portail du Baol sur le web. Baolinfo.net mën ngeen a abonné sunu chaîne YouTube Baol Info ngir ngeen di man di jot bépp xibaar bu ñu dugal.